jaa ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaaru marax yi la ca gën a fës ñaareelu bis bi tey dala muy wooteeb maam Seydina Limaamu Laay al Mahdi fële ca Yoff cérémonie officielle ba ma ngay doog a noppi ay kàddu yu am solo yëkkatiku fa nguurug Sénégal jëruñ di dénk biir réew mi moo ko fa teewal lu jiitu nag Imam Mactar Laay tey ci suba ci kàddoom sàkku na rek ci ndaw ñi ñu saxoo jikko yu rafet yi waaye tamit diglépp diine l'islam. Barthélémy Diaz ñu tëj ko juróom benn weeru kaso ràpp yu muy tëdd boole kook alamaanu ko ñaar fukki junni avocat bi koy layal nag ne xel mënta nangu dogal boobee tukkee ci yoon Thierno Bocoum jàpp ne moom ab xoxotal la rek bu ñu jëmale ci ñi faree ci ku jëkk politique bi projet de loi bi jëm ci parrainage bi maître Mame Adama Gueye njiital Sénégal bu bees moom nee na nag bu sañoon daal bulletin unique la ñuy wax waaye nag du boobee projet tàggat yaram génération foot ëllëg nag dana fas yéene jano ak RS Berkane foofee ca Maroc waaye jàpp leen ni ñëwam foofee yombul ndax yombaluñu ko dara dañu ko sax tere ab terrain bu mu tàggatoo ba ci tefes la mujjee mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi. dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko ak wooteeb Seydina Limaamu Laay al Mahdi wax naa ko sànq ñaareelu fan bi tey la sànq la woon cérémonie officielle ba ca Yoff Mame Biram Diouf mi ngi ci bu mu jokkoo bi Mame Biram dellu naa la nuyu. Mame Biram Diouf mu mel ni ba léegi jotaguñu ko moom Mame Biram war a jokkoo ak ñun ci rek rassemblement bi nga xamante ne amal nañu ko sànq ca Yoff cérémonie officielle ba kàddu yu am solo jib fa Mame Biram Diouf bu dee mi ngi ci bu mu jokkoo bi Mame Biram ngook mu mel ni jafe-jafe am na ci bu mu jokkoo bi Mame Biram du ñàkk ñu am ko laata ñu jeexal xibaar yi ci appel boobee la ñuy des tey ci suba nag lu jiitu cérémonie officielle ba am na ab imam nag bu fa yëkkati ay kàddu yu am solo ku ci mel ne nag imam Mactar Laay mu yëkkati kàddu yi tey bokk na ci ñaax ndaw ñi ñu daal di nag saxoo jikko yu rafet yi waaye tamit digleek diine l'islam ñenn nag ca jullit ña teewoon foofee ca Yoff rafetlu nañu bu baax a baax kàddu yu tukkee ci imam ba ñu teewlu leen ci micro Ibou Diouf. tey delloosi na mboolem ahlullaahi waxuma la mboolem ahlullaahi rek waaye mboolem koo xam ne jullit nga nekk si réewu Sénégal imaam tey delloowaat na la yee wax ni Sénégal diine rek moo nu ñor te itamit jàmm rek ndax lislaam mooy diine jàmm. imaam bi li ma ci gën a jàpp mooy fi mu daanelee ndax mooy lu am solo mooy ñun laayeen ni amuñu kenn bor kon nag boo ko gisee mooy seen waajur wa seen maam ja war nañ koo sant. man tarix yëpp ma neex murid laa tarix yëpp ma neex waaye culture laayeen daf ma neex ndax nekk ñoom ñoo xamante ni fa tabaarkalla macha allah li ñaan sell. ndax imaam du daje du dañ ci ñaax nit ñi ci ñu am fulla am fayda xam seen bopp aussi bañ a jël diine gi def ko caaxaan. ndax nit dina yor dara ñu naan ba da nga ciy am confiance de trop te li ngay am ci loolu confiance de trop mën na la bàyyi loo sa loxo macha allah boo xoolee imam à chaque fois ay waxtaanam loolu la parce que dafa nekk macha allah nitu dëgg. boo nekkee xale dañu war a wax ci yow yar ba nga màgg am diine ci loolu rek la wax laayeen dafa war a dal laayeen dafa war a yaru bu ñu topp waa àdduna ndax nuroowuñu. ma ngoog foofee la ñuy des ba tey ca Yoff daal di wax nag bi yoon ci colka gi nu ko xàmmee muy nag colka gu weex ñu koy faral nag di seetlu ci suñu mbokk laaye ni waaye nag jàpp leen ni loolee bu ñu ko gisee tamit nañ jàpp ni digle la boo xamante ne rek kon tukkee na ci Seydina Limaamu Laay ndax bu ñu nee weex rek dañuy daal di tudd jàmm waaye tamit loolu dina mën a tax rek ba kenn daal du xaajale ci doomu aadama yi dañ ci ànd ak Ibou Diouf. bokk na ci liy gën a tax ñu ràññee leen seen colin ak weex bi muy àndal boo ñëwee ci askanu Laayeen lii nag daanaka
bokk na ci li ñu gën a fonk. scoulos yére bu weex ci communauté Layène dafa nekk lu symbolique ndax buñ ko mënee bëggee comprendre il faut ñu delluwaat ginnaaw xool ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam déclaré woon ñëw almahdi ndax dafa waxoon ne mooy ki nga xam ne su ñëwee dina restauré waat li ñuy tuddee yamale muy justice sociale. Seydina Limaamu Laay nag alayhi salaam ci benn ci julli yi nga xam ne moom la doon jiite dafa tourné di xool mbooloo mi pour ñu defar sàpp yi gis colin gi mu feeñ ci lool néew ñi nga xam ne dañoo néew dell ak ñi nga xam ne dañoo am doole ëppalante bi feeñ ci la ne nag ku nekk ku sol ñaari yére keroog wax na ne ku sol ñaari yére na ma indil benn bi indil ko fii mu sàng ka ñi nga xam ne seen yére jotewul woon mu ne nag à partir de maintenant ku fi ñëwati na sol lu weex. ci wote Seydina Maam Limaamu Laay lii nag daanaka doon na may askan wi rek ñu mën a ràññante seen biir maanaam woyof te li nga xamante ne rek tissu bi sax ni mu gën a yombee gën a baax. choisir tissu boo xam ne ñëpp dañ koy mën a jënd muy perkal loolu mooy li nga xam ne moom mooy choix am ci loolu la gënoon a porté wu. suñu demee nag ba téeméeri at teg ca fanweeri at ak juróom-ñett nit ñi ñëwaat ci place ba mu ko waxee woon di répété waat moo yam doon wax day tekki ni ndawal suñu borom la te yàlla jàppale na ko ci wow te am na tey téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñett gannaaw ba maam Seydina Limaamu Laay wootee lim fi doon sàkku nag ci askan wi te tey mënees nañu wax ne jógu fi. waaw askan wi yëpp sol lu weex day symboliser rek ne suñu borom ku ànd ak moom daanaka victoire ngay mujjee nag Seydina Limaamu Laay y a 138 ans téeméeri at ak juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett fii la taxawoon ci beñ bi moom kase sol yërëm yu weex ya aussi di wax ajibu daa yàlla yaa ma'shar insi wal jinni inni rasulullah. askan bu takku la ñuy gis saa su nekk ci diwaanu Yoff Ngor ak fi nga xamante ne mooy Almadi loolu rek ñu ciy màggal at bu nekk wootee Maam Limaamu Laay ñu ciy sukkandiku tamit ngir wax ak askan wi rawatina ñi gën a féet ndaw ñu fonk seen diine maanaam islam. fonk seen diine Mame Birame Diouf mi ngi ci buumu jokko bi Mame Birame Diouf nuyu naa la. ñu lay fay soxna Fatou Kiné. ma ngoog Mame Birame nga teewoon ci cérémonie officielle boobee kaddu yi am solo jib fa ndax mën nga dellu si ci tënk ci kaddu yooyu. jërëjëf soxna Fatou Kiné ni nga ko waxee ak kon discours yi nga xam ni kilifa yi fi teew bokk na ci ña ko yëkkati kaddu yooyee ka nga xam ni kon mooy coordonnateur général waa appel bi di Seydina Issa Thiaw Laye yëkkati kaddu jëmale ca la nga xam ne ni mooy kon ndaje ren bi 138e édition bi ak lépp loo xam ne nii luñ ci jubluwoon la muy liggéeyal borom bi kon fekk si woote Seydina Limaamu Laay al-Mahdi ajibo daa ilaahi kon ren nga gis ne mbooloo mu takku it ñoo ñëw comme at gu nekk ni muy amee ñëw nag fekk si ak la nga xam ne nii tomb yi am solo la démb moom mu fàttali ko moom Seydina Thiaw Laye ak liggéey ga nga xam ni waxoon na ko jëme ci tomb ren bi muy islam kon religion ga nga xam ne ni nekk na ko te ci yoon nga xam ne nii moom la yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon teg ngir lépp loo xam ne ni jëfil la gu baax ak topp diine islam buñ ci tegoo rek kon jàmm dina am baalante ak it muñalante kon loolu am solo la mu fàttali ko rek waaye da nga xam ni kaddu la gu tukkee ca jëwriñ nga xam ni kon mooy Aly Ngouille Ndiaye doon ministre de l'intérieur ak sécurité publique ñëw jébbal it kaddu message yu njiitu réew Macky Sall ak it kon jébbal ko xalif bi di maam El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye ma nga xam ne ni moom it taalibe yi da suñ gannaaw di koy ñaanal mu yàgg fi te wër ak taxawaay gi nga xam ne ni amoon na ko jëmale ko ci kon communauté bi ak it mbooleem umma islamique ba tey it mu ñëw fekk si la nga xam it ki yore kaddu gi njaboot gi di Mamadou Lamine Laye Serigne Mamadou Lamine Laye moom it jëmale ci la nga xam ni tey moom la kon jullit yëpp wala booloo ànd muy la nga xam ni nag moo war a nekk jàmm ci mbedd yi ci biir kër yi ak ci njàngale gi nga xam ne ni njaboot yi war nañ ci taxaw moo xam état responsabilité nga xam ne ni war na ko am te sax di jël auteur ñaareel bu fekkee ni kon am na kaddu yu jiit di jëm ci ñoom ndax état bi ba fi toogee responsabilité mooy ko nekkal ci ñëpp bañ di tontonte waaye daal di jël auteur ak la nga xam ne nii mooy bilan ni mu ko waxee doon bilan boo xam ne nii kon bilan waskan wi lay doon du doon bon bilan boo xam ne daal les partisans waaye liggéeyal ñëpp loolee daal doon lu am solo loo xam ne nii gis na ni buñ ci tegoo kon soxna Fatou Kiné ak lépp lu tukkee ci cérémonie officielle bi le si ñaari bis yi nga xam ne nii mën na def amal appel bi doon na lu am solo te it mooy jàmm ñëpp. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Mame Birame Diouf Barthélémy Diaz juróom-benn weeru kaso lañu ko tëj boole kook alamaanuk fukki junni ci suñu koppar avocat bi koy layal nag di maître El Hadji Diouf moom nee na xel mënta nangu dogal boobu tukkee ci yoon ñoom avocat yi nag ne daanu delluwaat ca yoon ndax loole duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg maître El Hadji Diouf ñu teewlu ko. Sénégal temps yi métti na lool tëj rek.
dóor tëj waaw loolu dañ ko foog nañ romb nañ ko weesoo woon nañ ko bu yàgg bañ naa léegi démocratie Abdou Diouf nii jàkka jaa ngi nii ko bëgg a nodd kay nodd waaye léegi boo noddee nodd bu neexul imam bi ñu dóor la ñu yóbbu la yar la cor la li nga war a wax mooy lu neex borom kër gi kon Sénégal léegi nekkatul démocratie dafa am buur ci réew mi da ngay wax lu ko neex wala ñu tëj la loolu nag mënul am moo tax Barthélemy day xeex loolu ba àddina bi tukki moo gor yi ànd ak moom. nee nga maire la mbeer la Barthélemy Dias dañ koo tànn tànneef la dañ koo fal ndax yaakaar ko muy waa maire moo Sacré-Cœur ñu fal maire am kilifaam Khalifa Sall Dakar yëpp fal ko ñoom ñëpp ci kaso bi xam nga lii ñaaw na lii lu ñuulal suñu démocratie la lu gàkkal suñu démocratie la. parce que nag dem cour d'appel war ko def atte bi ñu atte jaarul yoon teguñu ko fenn nañ bàyyi doomu jaambur ji mu ñibbi yore meereem dimbali askanu Mermoz ak Sacré-Cœur loolu lañ koy doyee ndax Sénégal jëm kanam. ëttu attekaay ba tey ña fa teewoon bokk na ci Thierno Bocoum moom moomee di njiital mouvement bi ñu duppee alliance générationnelle pour les intérêts de la république moom nag la mu jàpp rek mooy ab xoxotal la bu ñu jëmalee ci ñi fare ci kujjeg politique gi ñu teewlu ko ci micro Mame Biram Diouf. thermomètre moom dafay mesurer température du ne da ngay toj thermomètre bi que température bi dafay arrêté déedéet Barthélemy Dias li mu wax ci mbirum indépendance de la justice la. mbirum indépendance de la justice c'est une question de fond du question boo xamante ne da ngay xool ku ko wax wala xool nu mu ko waxee nga ne da nga ko siy condamné c'est une question de fond parce que bu leen fàtte ne le président Macky Sall si boppam dafa signé woon assises nationales yi bu leen fàtte ne le président Macky Sall si boppam dafa mettoon en place CNRI documents yooyu yëpp recommandations yi ñu si jox am na lu mu liggéey si indépendance de la justice c'est parce que cette question n'a pas été prise en charge moo tax tey même les acteurs de la justice si boppam dañuy wax mbirum indépendance de la justice. Pourquoi on devrait empêcher aux hommes politiques d'en parler? Hommes politiques yi ñoom ñooy def loi yi hommes politiques yi ñoom ñooy réformer hommes politiques yi war nañu am un regard sur le fonctionnement de la justice. am na yoo xamante ne du lenn lu dul xoxatal pour ñun Barthélemy waruñu ko woon sax arrêté bay wax ay peine parce que position am la joxe ci mbirum justice. li ñu àtte ci Barthélemy Dias waa Y'en a marre ñu ngi koy naqarlu Fadel Barro moom nag gis ni sunu démocratie daal dafa lajji ñu teewlu Fadel Barro ci micro Fatidien. parce que dañu wax ak seen xol parce que dañu mer neexut ci xol d'ailleurs dama ne on est très solidaire avec Barthélemy et aussi on pense à sa famille parce que neexut et à sa famille politique ñu ngi leen di xalaat et on est très solidaire te lépp ñoom loo xam ne yëkkati nañ ko ci ñun danañ ñëw jàppale leen ci. parce que dañ jàpp ne buur du saa gën ne dafa am doole rek da ko war a wane te léegoo léegi koo xam ne da nga ne d'accord te yaa teg leader am mu mer am nu mu waxee jarul topp. yore sa yar rek koo mën rek dóor ko loolu taxut réew mi nit ñi dal taxut it ñi àndut ak yow ragal la au contraire daf leen di gën a may fit pour ñu jàkkaarloo yow parce que du loolu mooy téye nit ñi. waa Y'en a marre ñoom it sànq doon janook taskatu xabaar yi doon addu ci parrainage bi ñoom nag la ñuy bëgg rek mooy doomi Sénégal bépp joxante loxo ñu xeex ko nag ci ab dal ba noonu sax ñu ngi wote nee nañ daje ci pencum ndawi réew mi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril bu ñu nammee nag jàllale boobee projet muy caat ak ñamu àndal ñoom nag di naqarlu loole bu baax a baax di ngeen ko am ci xibaar yi ci nasaraan ñu des ba tey ak parrainage bi nga xamante ne nag kon ni ñu ko waxee fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril lañ ko fas yéene kon jàllale ca assemblée nationale lu ni mel nag groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar nee na nag gisul luy tere loole mën a nekk muy Aymérou Gningue moom nag la mu jàpp rek mooy kujje politique bi daal dañuy wax ay wax yoo xamante ne nii teguñu ko fenn ñu doon janook taskatu xibaar yi Pafara Gningue. xalaatuñu deltu gannaaw ba nga xam ne société civile bi tàmbali nañ ay waxtaan président bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di dëggal ne dara munta tee ñu woote loi bi jëm ci wàllu parrainage alxamis bi wax dëgg yàlla ñun bi ñu defee commission bi waxtaan nañu déglu nañu ñëpp nag waxtaan nañu tam wax suñu xalaat mais jàpp nañu ne réforme bii ñu bëgg a indi daal ci constitution bi réforme bu baax la boo tax jàpp nañ ko jël nañ ko voté nañ ko te incha allahu rabbi le 19 muy alxames dinañ ko jàllale ci plénière.
ay maire yu ñi nga jàpp ne parrainage bi am na solo lool ndax ñu bañ a dund li nga xam ne dundoon nañ ko ci liste yu bëri. mooy parrainage du lu bees kan ñu dem élection locale am ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari liste ci élection locale am 300 partis politiques fii ci Sénégal te pareeguñu ñu dem élection législative am 47 listes ñeent fukki liste ak juróom-ñaar yoo xam ne fanweer ak juróom-ñeent yëpp bi ñu wàññee kenn amu ci benn ci téeméer bu wote waa loolu ba kañ dañuy bàyyi réew mi noonu rek ñu ne loolu mooy démocratie déedéet. muy soofantal kàddu yi nga xam ne ku jegi jël nañ ko naan 23 juin bis dina am wala déet. dafa jomb trop que nga ni rek bu population yi génnee wax ni bëgguñu ça on verra bien. xam nga alxames la mais man lu ma jàpp mooy ñun mësuñu woote fitna mësuñu woote ni nit ñi nañu jóg jël xeex lii walla lii ñun li ñu am mooy yat bi ñuy xeexe mooy ñun ni ñu mën a layale li ñuy wax kuy layal mbir nag daa am foo koy teg ñun dafa am fu ñu ko teg dañ ko teg ci expérience. lu mu ci mën a doon rek moom nee na débat bi ubbi nañ ko rawatina sax ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu modalité yi naka la ñuy def nag ba daal di koy jëfee ci élection yi. alxames lañu ko jàpp woteep projet de loi boobee yemook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril waaye Y'en a marre di sàkku rek ci askanu Sénégal ñu joxante loxo xeex ngir loolee bañ a jàll waaye ñu def ko ci ab dal ñoom nag jàpp nañ ni daal bu ñu ca yeggee ñoom daañu def seen kémt lay kàttan ndax bëgguñu projet boobee ñu daal di koy wote ci bés boobee Fatidien. ñuy woo askanu Sénégal ñi bokk ci Y'en a marre woowule askan dañuy sàkku ci moom mu génn fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril yemook alxamis bi nu dëgmal. Sénégalais dañ leen woo ne leen bu leen nangu toog rek dugg cinéma bu ngeen toogee rek dugg cinéma ne yëfu ku jégi la ak nguur gi bu réew mi tàkkoo seen kaw lay dal bu réew mi tàkkee seen jug leen ngeen wax. bu nu sukkandikoo ci ñi bokk ci kuréel gi xeex bi day wéy gannaaw sax fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril boobile. 29 mars avril bii mooy nekk première plénière ci processus bu gudd pour ba ñu yegsi ci modification code électoral bi du dëgg comme ñun suñu xeex mooy fexe ba jàmm ji ñëw dañu nañu fexe ba fàttali ñi nga xam ne ñooy voté loi bi ne leen ñun dañu bëgg waxtaan ba juboo loolu la ñu bëgg loolu nag ñun bokk nañ ci sénégalais yëpp yi nga xam ne ñoo nañu dinañ jug waxe ko wane ko ak ni ñu koy defee conformément aux lois et règlements. projet de loi bi aju ci wàllum parrainage gune Y'en a marre yi ne nañu ko dakkal la ñu xalaat mooy pencoo diggante nguur ak kujje. Sénégal ñun ñoo ko moom ñun citoyens yi bokk ci benn boor ñoo ko moom am nañ droit ne leen ñuy génn wax leen ngeen ñëw ñu waxtaan ba juboo waxuñ nañu dañuy ñëw jëlee leen fi waxuñu dañuy ñëw foqal seen nguur waxuñu dañuy ñëw dóor leen waxuñu dañuy ñëw xeex mais lan la ñuy def dañu bëgg a ñëw wax leen ngeen waxtaan ba juboo. dig daje bi ñu ngi ko joxante. député yi fare ci kujjeg politique gi ak député non inscrits yi ñoom it joxante nañu loxo fi mu ne lépp rek ngir projet de loi boobee bañ a jàll ci pencum ndawi réew mi naka noonu it jàpp nañ ni boobee projet nag muy parrainage ba dëppawul ak sunub démocratie bu boobaa tamit la ñuy sàkku ci takk der yi kujjeg politique gi ñooy wax mooy nag la ñuy séntu ci ñoom nañu doxee noonu muy aar askan wi Cheikh Tidiane Dione. Cheikh Tidiane Dione di ngeen ko am ci xibaar yi ci nasaraan ñu des ba tey ci wàllug parrainage bi ak ki nga xamante ni moom mooy maître Mame Adama Gueye moom it yëkkati na ci ay kaddu di wax na nag ne boobee projet de loi dëppoowul ak suñu chartum réew moom nag nee na bu sañoon bulletin unique la ñuy wax waaye du doon projet de loi bu ñu jàllale ci assemblée nationale Aminata Mbaye Sow. Maître Mame Adama Gueye àndut benn yoon ak projet de loi bu jëm ci wàllu parrainage. président Macky Sall li ko itteel mooy tànn ñi muy bëreel ci élection yi comme ni mu ko waxee moom te nag bii mooy deuxième façon tànneef bi parce que tànneef bu njëkk mooy ba mu tëjee Karim Wade dàq ko ci réew ñaareelu mooy ba mu tëjee Khalifa Sall bii mooy deuxième façon bi muy nar doxalee pour wàññi ñi nga xam ne ragal na taxaw ak ñoom ci biir élection. kii jiite mouvement citoyen Sénégal bu bees moom nee na Macky Sall fi mu toll nii dafay jëfandikoo doole bi mu am di forcer nit ñi di leen imposer loo xam ni àndut ak benn yoon constitution. moom yàgg na forcé de 2007 ñëw na amul carte d'électeur forcé voté
loolu mooy ADN moom forcé rek la xam moom c'est pas un démocrate dans son ADN il n'est pas démocrate Macky Sall il ne fait que forcer. moom mu jàpp ni ngir ñu régler problème parrainage ci élection présidentielle 2019 dañoo war a amal bulletin unique. lan la ñuy wax naan waaw bu ñu ko deful Samba day présenté Demba présenté bu ñu bëree bulletin yi ñu dafay bëri xaalis bi ñuy dépense dafay bëri mais loolu bu fekkee ne bonne volonté am na te loolu rek a tax dañuy def bulletin unique am na nag ay dëkk. beneen kii la te ñun sax am na lu ñu ci yokk bu fekkee ne yaxanal la parce que état bi moom mooy fay affiche su candidat yi ñun d'accord nañ pour candidat bu nekk financer sa affiche boo bëggee def élection présidentielle nga financer sa affiche. moom jàpp ni ni naam wàllu parrainage lu ñu war a waxtaanee la ndaxte xaalis bu bëree bi ñuy dépensé ci élection yi lu war a dakk la waaye nee na fi mu toll nii mbir mi daa jàmp loolee faaw ñu amal ko waaye bu élection présidentielle 2019 weesoo la mën a am ñu waxtaanee ko ak acteurs politiques yëpp ba consensus am. jëwriñ jiñ dénk biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye moom nag bu weesoo coow li ci système de parrainage bi mi ngi sàkku rek ab dal ci coow loolee ndax jàpp na ni duguleet nag ñuy wax xaatim yooyu ci Sénégal amoon na fi xëy na nag tuuti coppite daal la ñu ci nemmeeku leen lépp nag dafa jàpp ni lii dafay tax nag ñu segg bu baax a baax ñu xam ñan ñoo mën a doon candidat yu tax ñuy wax bu ñu yegg ci wooteeg faluk njiitu réew mi Aly Ngouille Ndiaye ci micro Aïssatou Paye. parti politique ñëpp ku mu neex am nga sañ-sañ dem ci élection bu bëgg élection 2017 bii ñuy dem bi ñuy dem laata ñu ciy dem parti politique bi waxtaan nañ en octobre 2016 la waxtaan bi jeex parti politique yëpp waxtaan nañ ba d'accord ne bu ñuy dem élection présidentielle 2019 nañ modifier article 29 de la constitution ne ku ciy demati il faut nga am parrainage 1% répartir ko ci gën ngaa néew juróom-ñaari région bu nekk nga am fa junniy signature. donc disposition boobu léegi li ñu jël li ñu ci yokk ñun mooy au lieu ñu ne junni ñu def ñaari junni signature donc lu ñu d'accord la parti di wax yëpp ni kenn ku ci nekk démb génne nañ rapport bi yaakaar naa ne ñëpp gis nañ ko peut-être que dañu jàppoon rek ne fàtt nañu waaye xam nga li may faral di wax souvent Sénégal dañoo gaaw fàtt nag waaye wane nañ kayit bi wane ñi ci signé woon ñi ci participé woon ñii di wax tey ñoo ci participé woon d'accord woon ci kon nag yaakaar naa ne war nañ mën a dellu si xel yi surtout que président nee na moom favorable na bu fekkente ne dañu jàpp ne 1% bi bari na ñu wàññi ko mais tamit mënuñu aussi Sénégal at mu nekk ñuy dem élection di ci dépenser xaalis bu ñu toll parce que élection yi passé moo ci mujj élection 2017 li ci nguuru Sénégal dépensé mat na fukki milliards ak juróom-ñett boo ko séddalee ñeent fukki parti ak coalition yi demoon dafa mel ni parti bu nekk rek nga jox ko ñetti téeméeri millions ak juróom-ñett fukk ak ñett na ko demal ci élection bi ñu dellusee ñeent fukki liste ak juróom-ñaar yi fanweer ak ñeent yi amuñ sax benn député donc boo xoolee loolu muy xaalis bu bari boo xam ne bii mënoon na ñàkk ñu dugal foofu ci élection yi. ñu àddu ci leneen mu jëm nag ci enquête bi nga xamante ne nii ñi ngi koy def jëm ci ki ñu njoxt ni moom mooy fëkk gone yi fii ci Sénégal la jot a génn nag ci enquête boobee wane na ab waaye bu tudd Aliou Tine moom moomee nag ñu ne àndul ak xelam mi ngi nag ba tey ci loxoy yoon dañ ci ànd ak Abdourahmane Diallo. waa ji ñu njortu ni sàcckatu xale la ba léegi mu ngi ci loxol yoon bu ñu sukkandikoo ci enquête yu njëkk yi Aliou Tine àndul ak xelam enquêteurs yi sax jot nañu ay kayit yu wone ni xale bu góor bi juddoo Fissel Mbadane dafa feebar li ni mel nag teewul ba léegi Aliou Tine mu ngi ci loxol yoon ndax ci jamono ji nga xam ne ñu ngi wax ci lu jëm ci wàllum sàcc xale yi tax na ba procureur bi fas yéene wéyal li nga xam ne moom mooy enquête bi ci li ni mel loolu rek kay firndeel ni dossier am yegg na ci table procureur bi moom mi nga xam ne nag moom la ñuy joxoñ baaramu tuuma ci li ni mel fi mu ne nii nag retour de parquet la am ci fàttali Aliou Tine ci dimanche ci suba si lañ ko daal di teg loxo ci ab benn kër ñu fekkoon ko mu yor benn xale ci loxoom muy dem ak moom looloo tax sax ñu gàll ci ndoddoom sàcc xale ci semaine bi ñu génn nii rek benn xale bu jigéen bu juróomi at moom it dafa rëcc ndax dañ ko bëggoon a sàcc ab soxna moo dégg muy yuuxu ci ab tabax bi pareegul. tàggat yaram génération foot ëllëg ci àllarba ji la fas yéene rek jàkkaarloo ak RS Berkane fële ca Maroc lay doon génération foot nag gannaaw bu mu fa yeggee lañ ca jàpp rek mooy ab nekkam foofu yombul waaye yàqul dara ci seen mental dalalu ñu leen dalal ba ca war ndax joxuñu leen terrain bu ñu tàggatoo ba ci tefe sax la ñu mujjee di tàggatoo dañu ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw. RS Berkane di xoqatal génération foot bi mu tegee tànkam ca Maroc ba léegi bi ci mujj di terrain d'entraînement bi ñu leen xañ ba ñu mujjee plage ba. Écoutez,
On a fait comme d'habitude, on s'est déplacé. ñun teel nañu ñëw comme niñ koy faral di defee pour jël suñu disposition. Sunu intendant def na li ko war am autorisation waaye ay côté 17h ñu ne ko terrain bi am na ñeneen ñu ko jël dem tamit pour ñu entraîner daanaka dañoo jàppante ak ñoom ñi def loolu nag ñoom rek ñoo xam lu tax ñu def ko ñun nag dem nañ ci plage bi def entraînement bu yem te sax samay match du may xaduma xaar ba mu des ñaari fan ma koy préparé. J-2 quand je suis à Den, je fais pas grand chose. champion Sénégal bi itam gedd bus bi leen marocain yi jox ndax paan yu bari ak màgget. bus bi moom loolu bus bi mooy li nga xam ne moom moo doon lu aji chauffeur bi sax nee na ci jamonoy Moussa Ndaw la woon te manquement yooyu yëpp am man tey yaakaar naa ne bu ñu toogee ñoom seen ministre des finances te di président wu Berkam ba pare nekk président je crois commission finance su CAF dina ma jaaxal quand même parce que manque de respect weesuwul li ñuy def. Génération Foot jege bu baax qualification phase de poule coupe CAF Olivier Perrin gis ne joueur mi pare nañu. Il faudra faire les efforts, il faudra beaucoup courir, je pense qu'on court beaucoup plus qu'eux. faw ñu daw lu bari lu ëpp ñoom li ñuy daw te ci côté boobu sax gëm naa ne ñun ñoo leen gën a taxaw dina métti nag waaye yaakaar naa ni mën nañu leen contrer dugal leen. suñu jëlee tamit waruñu tiit am nañu avance su ñaari but donte sax matu ko mën nañu wax but ak genn wàll waaye dinañu def suñu kéem kàttan. Ou un but et demi, ou un but virgule 8, je sais pas comment le dire, hein, parce que c'est pas exactement 2 buts d'avance, mais quand El Makassar savait qu'on avait 2 buts d'avance, là c'est pas le cas. Génération Foot si phase aller bi daan Berkane ñetti bal ci benn waaye ngir éliminer ko ci coupe CAF bi faw mu taxaw ci côté yëpp. jaajëfal ko bu baax Cheikh Tidiane Diawo Chérif Dia dina fi teew ci kanam tuuti ngir faram fàcceel leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf ci teewlu.